salaamaaleykum dama bëgg a def benn point juste si vaccin coronavirus bi ak aussi journalistes yi nga xam ne ni ñiy wax ci Sénégal et puis ñuy invité ñu am ay invité yoo xam ne nekk ci plateau yi ba pare maîtriser wuñu dara ci science même pas les BAB. Donc d'abord ci vaccin coronavirus bi damay jël benn élément boo xam ne élément wu Sen TV la woon. Donc Sen TV dañ fi invité woon je pense Fadel Barro bon ak benn militant des droits de l'homme Seydi Gassama. Donc si tamit egg nañ ci vaccin Covid-19 léegi Fadel Barro pour man c'est quelqu'un que j'apprécie bien de mon point de vue moom Fou Malade ak Alioune Sané ñoom ñoo war a nekk nit ñuy jël parole au nom de Y'en a marre parce que ils ont leur pensée structurée bu ñuy wax da ngay xam ne ñu ngi wax ci kaw xam-xam sans pour autant que ñu am passion wala ñuy waxi xadar mais dañuy wax argumentaire boo xam ne dañ koy dëgëral ci jàng ci lire ci gëstu d'abord comme Y'en a marre la moom Y'en a marre la bon nekkatul je pense coordonnateur bi Alioune Sané moo ko nekk on damay préciser loo xam ne bon mënoon naa ko bañ a préciser sax mais juste pour ñi nga xam ne nii peut-être jàpp nañu ne dama contre Y'en a marre. Y'en a marre c'est un mouvement boo xam ne man mun naa ne nous tous on a participé muy concert muy organisation fu mu mës dem nañ fa comprendre nga ci 23 juin dañoo xeex comme ñoom sur le terrain mais mouvement boo xam ne la je pense que li ñu gën a boole moo ëpp sax lu ñu diversifier et man même pas divergence ak Y'en a marre mais plus peut-être ay nit ñoo xam ne ñu ngi bokk biir Y'en a marre mooy su ma waree wax dara man je suis quelqu'un de indépendant je suis quelqu'un boo xam ne nii sama liberté amul kenn koo xam ne mën na dans si sama marge boobu mu tënk ko c'est-à-dire amul intérêt am relation amicale wala familiale wala lu mu mën di doon professionnel ba li nga xam ne man jàpp naa ne moom mooy dëgg sama point de vue mën naa ma juum ma wax ko et je pense que loolu moom mooy définition intellectuelle nekkul rek kuy jàng mën nga nekk ci français mën nga nekk ci alxuraan mën nga nekk ci wolof mooy su ma waxee dara bu amee ñoo xam ne da leen a jàmm man musuma gis nit ku ma xam te du ma la njëkk a nuyu su ma la njëkkee gis mais ku ma njëkk a nuyu su ma la gisee nga am comportement boo def wane neneen dootu ma doon nuyuuti parce que fii kenn joxul kenn mu lekk kenn joxul kenn mu naan bon du ñu fréquenter ay yenn milieux yooyu quoi donc voilà quoi donc loolu c'était juste benn parenthèse donc pour ñëw si Fadel Barro lu ma waxoon mooy dafa def argumentaire boo xam ne comme ni ma ko waxee argumentaire bu oyof la oyof toll bien vrai que nag ci affaire engagement ci affaire citoyenneté ci affaire leneen politique nangu naa xarañteem mais ci li mu wax ba pare dëggal ko amu ci xam-xam mooy dafa wax ci science ne fi science toll bu nekkee ne temps bii jël pour développer benn vaccin dafa nekk comme si temps jamono ñoom Pasteur la dafa nduróog humanité dañoo lajj mooy nit ñi dañoo lajj te loolu dafa ndóole wala mu tëqale loo xam ne bokkul mu ne tamit ne suñ télévision yi ni ñu koy defee léegi moo gën a yomb comme léegi avec peu mooy avec comme suñu téléphone portable yi on parvient à faire des direct dañuy def direct da ngay def télévision sa YouTube sa kër nga néeg nga def télévision wax tamit ne même buy dem Kaolack léegi dafay gën a gaaw ndax jumtukaay yi léegi ak transport dafa gën a gaaw donc loolu muy mécanique donc wax na ci électronique wax ci mécanique bëgg ko dëxaleeg santé ak biologie électronique mécanique ak biologie bokkul yépp dafa am lu nekk ci ginnaaw muy science mais bokkuñu ni ñuy doxe lan moo tax bokkuñu ni ñuy doxe électronique li tax mu am révolution ba nga xam ne nii lépp dafay gën di ndaw muy caméra muy téléphone portable muy ordinateur parce que dafa am lu ñu créé muy circuit intégré boo xam ne nii de plus en plus circuit intégré dafay gën a tuuti
boo xoolee aussi même si ordinateur yi fi ñu jëm ñu ngi si technologie boo xam ne ñu koy wax ñu ngi jëm vers des ordinateurs quantiques. Ordinateur quantique technologie bu ñu ko teg technologie bu gaaw la mais bu ndaw tamit la c'est-à-dire ordinateur yi nekk suba yi gën a am mooy gën a gaaw fuuf te mooy gën a ndaw seen capacité de calcul dina ëpp dayoo ñun suñu bos lu bëree bëri c'est comme si ñoo am 3G 2G am 3G xam nga amoon bul ci ñi ngi wax léegi 5G lépp loolu lépp ay technologie la yoo xam ne nii mën nekk si électronique mën nekk si électromagnétique mais nag ça n'a rien à voir avec la biologie. Biologie lan mooy limitu nit par rapport ak biologie biologie mooy xam nga yàlla moo defar nit tey tubaab yi am nañ lu bëri lu ñu mën mais am na loo xam ne ni da leen ump te bu leen umpul woon rek saa waay dinañ defar nit mooy tey bu ñu mënoon ci biologie ñu accélérer temps wala ñu diminuer temps mooy jigéen ñi ci 5 jours wala 1 mois dinañ ëmb dinañ jur mënuñu ko même bu ñu defee in vitro dafay jël app bi nga xam ne loolu la yàlla def pour que mu nekk nit suux mu nekk d'abord toq suux yax dumbul ba mu nekk si nit koo xam ne nii dafa am ay nopp am bakkan am lépp bu ñu mënoon loolu tamit mooy bu ñu tollee benn at yi bu leen neexee ñu téye ñoom seen màgg c'est-à-dire dootuñu am dootuñu vieillir mais loolu mënuñu ko ndaxte loolu ñi ngi ko dëxañ ci biologie ci foo xam ne yàlla moom moo am secret boobu bëgg naa si wax yàlla mais mën nañ si génne yàlla su ñu ci génne yàlla mooy ñu wax que science mooy te boobu sax dañuy fekk yàlla mais bu ñu waxee que science mooy li nga xam ne mooy donc foofu déjà lajj na fa mooy mënoo tëqale avancée biologie ak avancée technologie loolu c'est un argumentaire boo xam ne dafa kii donc fi ñu tënk secret wu biologie mooy nit mooy tey lu ñuy wax ADN acide désoxyribonucléique 46 lu ñuy wax chromosome lay am 46 pàcc mën nañu ko tuddee pàcc léegi 46 yooyu noonu dafa am ñaar fukk ak ñett yuy jóge ci yaay ji ñaar fukk ak ñett jóge ci baay ji léegi loolu boo ko dajalee moom mooy def nit ki ni muy mel ni karam gi di mel peut-être man soo ma jëloon mun naa am ma gën a ndróo sama yaay que ma gën a ndróo sama papa mais lii defar suux beeg karaw geeg leneen ak leneen da koy jële si suñu ADN fa la koy jëlee bu loolu nag dafa am lu ñuy wax ne dafa am message bu ñu codé ci biir mais message boobu yàlla moo ko xam science mi ngi def ay gëstu yu mag mais ba léegi ñoom mënuguñu bëtt li nga xam ne moo nekk ci biir ADN am na lu ñu ci xam mais xamuñ li su ma nee su doon ñaar fukk scientifique yi benn lañ ci xam ci ADN ndaxte dafa nekk mën naa ne mën nañ ko tëqale ak ciment tey bu ADN nekkoon ciment boobu moom mooy defar karo yi moom mooy defar peinture bi moom mooy defar verre yi xam nga ne ciment mënul defar verre def peinture donc à partir de ciment am na loo mën def am na loo xam ne mën na ko def mais ADN bi moom moo yor li nga xam ne nii dafay defar karaw dafay defar deret dafay defar bët mooy kii dafay defar bëñ dafay defar yax te pourtant ni mu koy defaree fi mu koy jëlee benn la li ñuy wax séquençage boo xam ne dafa doon répétition mooy dafa am benn mool bu ñuy jël mool yi parce que boo ñëpp peut-être ñi nga xam ne ni jàng nañu wala ñi nga xam ne dañuy gëstu dinañ gis ne ADN yi dafa ndoroog loo xam ne dafay lu ñuy wax hélicoïdal c'est-à-dire dafay tourner nii ay yuy jàppante mooy dafa ndoroog ay brin allumettes yuy jàppante di wër brin allumettes yi boo xoolee dafa ndoroog yépp ñoom ñoo nduroo mais suñ ndurowaay boobu liy tax ba mu mën a defar loo xam ne bokkul ak moroom mi dafa jaaxal scientifique yi ci loolu nag dafa am loo xam ne ni 3% moo ciy defar lu ñuy wax protéine 3% léegi leneen lépp defalul protéine leneen lépp kumpa la fa la ñuy jëlee lu ñuy wax ay bon loolu
affaire police ak kii mooy tey bu ñu bëgg identifier ak yooyu tu vois mitochondrial ak yooyu mais ñu jàpp ne ADN boobu noonu lii tax mu tabax cër yi te duñu wute dafa am lu nekk ci moom muy ARN ma xool kii donc bon lu ñuy wax ARN bi en fait c'est comme si da nga dindi D bi ci ADN rek xam nga mu nekk ribonucléide ARN boobu moom moo yore message bi moom moo yore yónni bi nga xam ne moom moo xam lan la ci foofu la ñuy sukkandiku pour defar suux léegi nag vaccin bi nag ci kaw loolu la sukkandiku pour defar c'est-à-dire buñ ni ñu doon defaree vaccin bu njëkk mooy dañuy jël virus bi je pense loolu waxoon naa ko sax néewal ko doole wala ñu rey ko lottal ko dugal ko sa yaram bu ko dugalee sa yaram defar ay anticorps xeex ak virus bi bu ñu xeex ak virus bi ba rey ko parce que virus bi soit mënul multiplier wu mënul lii léegi ñoom ñu daal di garder nag information bi nga xam ne mooy lii technique de combat bi lañ ko reyee léegi dañ koy garder ñoom parce que yàlla def na loolu bu jëmmi jamono doxee ba virus bi ci boppam dugg sa yaram avant que muy démultiplier wu ñu rey ko ndax virus mën nañ ne day luy dund la mais loo xam ne du dund la moo tax ñu ne di dund ak lu dund mooy virus boo ko tegee moom rek cundum daanaka mënul boppam dara du démultiplier wu du gën a bëri dafay ko du nooy def dara mais dafay ndroog comme dafay nekk lu ñuy wax ci français lu nekk en hibernation mooy dundul deewul loolu am na ay mala yu bëri dañ koy def mooy am na mala yoo xam ne nii mën ay ati at ñu hiberné wu c'est-à-dire boo demee par exemple ay ci Sibérie am na mooy ours yi bu jamono neexul dañuy dugg en hibernation mais dañuy rëy mais après seen yaram graisse kooku la ñuy dunde ba jamono neex ñu doog a génn am na ay yeneen mala yoo xam ne nii yu gën a ndaw yoo xam ne aussi ñoom bu nekkee ne li ñuy dunde dafa wàññeeku daal mën nañ hiberner nag mooy mi nga da ngay dugg xëlwa mais yàlla may la ci sa yaram nga dunde sa yaram te doo dee ci ab diir donc loolu lañ mën a waxee loolu laa mën a expliquer hibernation léegi virus boobu il faut que mu dugg ci suñu cellule wala cellule boo xam ne bokkul ak moom étrangère pour mën a wax ko ne ko au lieu que yow ngay defar yeneen cellule mais rek moom dafay démultiplier boppam c'est-à-dire bu duggee ci cellule bi si lay gën a mën a yokkee quoi donc pour juste ma ñëwaat ba ñu bañ a perdre fil boobu mooy science lu mu gaaw fi mu toll ci nit il faut que vaccin mu am temps bu muy jël Fadel mënuloo ci argumentaire bu ndaw boobu nga daal di ne c'est parce que dafa am technologie bu bees muy ARN boobu virus moo tax mu gaaw ñu defar ko et que loolu noonu ne nit ñi bàyyi seen xel mu ñaaw loolu la wax non il faut mu jël temps parce que virus bi nga vaccin bi gën a gaaw bi ñu koy génne ñeenti at la def boobu ba léegi ñu ngi jàng VIH ni ñu koy defaree sida ni ñuy defaree vaccin bi ça fait plus de fanweeri at mënuñu ko defar am na yoo xam ne nii juróom-ñett yi fukk yi même am na yoo xam ne sax ay fanweeri at lay jël parce que bu ñu la ko defee dafa am loo xam ne nii effet secondaire à moyen terme la yeneen yi à long terme mën na dem 10 ans mu feeñ mën na 3 ans mu feeñ am na yoo xam ne nii bu ñu ko defee ci benn groupe d'individus boo xam ne dafa pàcc boo xam ne dafa ndaw doo ko gis mais bu demee ba nga xam ne dañ koy dugal ci ay ñoo xam ne c'est des milliers ou des millions dinañ gis loo xam ne gis ñu ko te beneen bi mooy ñëpp xam nañ ne virus bi mu génnee corona ni mu def ci pays yi mel ne ay Asie ay Amérique mais dafa am doole lim rey foofu ba léegi reyuñu ko léegi virus boobu mu ñëw si ñun jeexital bi mu am fële amu ko si ñun lan moo tax amu ko si ñun benn suñu ay gènes la te gènes yooyu aussi da ngay remonter si ADN mooy ni ADN ñun suñ ko jëlee suñ maam parce que dafa am loo xam ne nii nga dëkk fenn wala nga mel nen yàlla dala koy mooñaale donc yàlla mooñaale lañu loo xam ne ni tey
virus bi mën dugg si ñun mais ni mu mën a def ci ab tubaab bokkul ak ñun te ba léegi virus bi dafay changé maa ngi dégg ñaan am na virus bi mooy variante bi nekk Angleterre gis nañ ko fii léegi bu nekkee ne virus bi dafay changé yow nga war a defar vaccin mais vaccin bi ku la wax ne vaccin bi ñoom ni ñu koy testé ci seen bopp ak ñoom seen ADN ak seen ay gènes ak nit ñi lay yàlla tëggee bokk na ak ñun ñu tëggee est-ce que jeexital bu muy am ñoom su ñoom bokk na ak jeexital bu muy am si ñun am na ñu ma dégg ñu naan argumentaire non mënuñu am xel ñaar que ne que ñoom mënuñu bëgg a rey déedéet dañu ne ku ndobin rey sa maam foo gisee lu ñuul da ngay daw dafa am ay affaire histoire yoo xam ne peut-être du fi xaj mais boo xoolee ci histoire bëri na ay yoon yoo xam ne ni tubaab bi jël nañ ay virus jël nañ ay nit ñu rey leen jël nañ ay nit ñu yàq seen butu du njurukaay mooy boo demee aux États-Unis li ñuy wax population indienne yi ñu nekkoon ci réserve bi ni ñu leen reyee ak ni ñu jëlee ay mexicain daal leen di infertiliser. Afrique aussi même chose par rapport ak ni ñu fi dugalee virus sida bi parce que ñoom mu defee dara ba fukki at ak dañuy génn ñu wax li amoon tu vois donc loolu ñu am na ñoo xam ne nii tey def nañ ay ñombe teg ko ci ne dañ leen a yónni ñu def lu ñaaw te ñun nit ñuy xalaate ñun ak tubaab yi bokkul ñoom peut-être am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla donc mënoo ne yow ni nga jàppe sa bopp ak ni nga jàppe sa morom nga leen di jàppe déedéet da ngay am kii bien vrai nag boo tegee ay autorité sa kanam mën nga leen a wóolu. mais autorité yooyu bu nekkee ne li ñuy def lépp da ngay gis ne dañ koy copier wala ñee bu ñu defee dañ leen di imposer wala ñoom dañoo signé accord yoo xam ne dañ koy def par force mais am nañ droit suñu xel ñu am xel ñaar ndaxte virus bi vaccin mais mënoon nañu jël peut-être vaccin chinois parce que chinois am na ARN am na classique mais classique chinois bi peut-être boo duggul ci détails yi mais jour bi nga xam ne nii wax nañ ko ministre de la santé wax na ko. Automatiquement après même pas 24 heures wala 48 heures da ko dindi ci page am parce que pression yi ci kaw lay jógee beneen bi mooy mu wax ne Fadel Barro que parce que Pa Matar moo ne ko dafa ndroog dañuy dëggal li Cheikh Anta Diop waxoon mooy toute vérité malheureusement pour nous les Africains toute vérité sonne blanche mooy africains yi ñi dëkk Afrique dañoo jàpp ne lépp loo xam ne tubaab bi wax rek dëgg la c'est-à-dire dëgg bu nekk rek il faut que tubaab bi wax ko pour ñoom ñu gëm ko moom mu ne ko bon man ku wax Cheikh Anta Diop c'est comme si man danga may yokk xadar donc lépp li nga xam ne wax na ko daanaka bon c'est-à-dire day wane ne moom cofeel bi mu am ci Cheikh Anta Diop mu nangul ko mais dafay firndeel li Mame Matar wax Pape Matar wax parce que Fadel munoo wax ne yow virus bi vaccin yi nga xam ne nii mu lañ defee à partir de ARN nga ne ñun nañ bàyyi suñu xel mu ñaaw que ñu jàpp ne science bi dafa gaaw que loolu mën a nekk que léegi évolué na que temps bi mën nañ ko lépp mën nañ ko def léegi moom mu ne la Covid organique bi lan moo tax bi mu ñëwee ñun jëluñu ko wala sax bi ñu ko jëlee ñun dañ ko am commission yoo xam ne ñoo ko doon saytu professeur Daouda Ndiaye mu jiite ko boobu ba léegi génnuñu seen rapport après ñoom ñu ne baaxul après moom mu ne ko non ñun am nañ droit ñu douter lu la ko wax yow ci vaccin ARN doo douter mais ci Covid organique bu jógee Madagascar da ngay douter beneen bi mooy wax nga ne cas yi dafa exploser Madagascar que Covid organique bi même si waxtaan bi doonu ne baaxul peut-être wax nga ko bu ndaw mais boo xoolee médias yi wax ne Covid organique que Madagascar les cas ont explosé da ngay def kii rek Google nga tapé loolu nga xool tu verras ay France 24 Le Monde RFI médias de masse yi nga xam ne information boo xam ne li ñuy wax oligarchie mooy tubaab bi am xaalis téye àdduna bi te am lu ñu bëgg ñoom ñoo ko moom ñoom ñooy wax loolu ñu dem Madagascar à ce jour je pense que dépassé wuñu 800 xaw ma 800 morts xaw ma 700 et quelques morts lañ boo loolu lépp si c'est mën nga ko def ci Google léegi tu vas le voir dépassé wuñu yenn cas de mort ak yenn kii Sénégal tey ëppale wuñu leen saa waay nan nga mën a waxee ne mais monde bi léegi ay peut-être ay 60 cas par jour nga am fii ñu ngi am ay 100 et quelques cas tu vois donc nan ngay waxee ne bon ñoom seen bés baaxul que foofu dafa exploser parce que
ils ont dañ leen a exposé pour wane ne africains yi ñii la ñuy def baaxul xam nga jouer ci médias yi et puis ils ont fait même Pamatar quand même wax na ko loolu ne ko loolu noonu c'est pas prouvé effectivement c'est pas prouvé donc boo koy wax mais va dans les faits essayel nga xam ce qui se passe et puis tu donnes la bonne information parce que mënoo ne yow leader d'opinion nga toog fenn ngay wax ci loo xam ne science la nga wax ko de façon tellement léger et puis on passe à autre chose donc bëgguma si vraiment kii parce que vraiment y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça ci bon après ça peut être compliqué par rapport ak temps biologie ak temps électronique ak temps leneen ak leneen tu vois dafay dem ci jamono ak ci bërëb ak waxtu mais bon de toute façon je pense que nag li ma ci wax mën nañu ko comprendre mooy su ma koy tënk ñun am nañ droit ñu douter am nañ droit aussi ñu ne ñun duñu ñàkku man duma ñàkku personnellement am naa droit ma ne sama jabar aussi du ma ko ñàkk c'est un droit parce que gisuma loo xam ne doy na ma parce que maa ngi ciy gëstu léegi beneen limite bi mooy télévision yi lan moo tax amuñu ay journalistes yoo xam ne ay journalistes yu scientifiques la qui sont spécialisés en science pourquoi da ngay invité gis naa Cheikh Lo je pense bu ñu invité woon plateau TFM et c'était un bon plateau le gars vraiment il a développé lu si bëri leeral na ko malheureusement ci français peut-être que ñeneen ñi duñ ko mën a kii mais lim leeral kooku dafa wax akulaay taalam amul benn intérêt bu nekk ci ginnaawam en général suñ journalistes yi ñi si gën a xarañ dañ leen a former CESTI mais j'ai l'impression que CESTI peut-être duñ def spécialisation duñu former ay nit pour la science on a des journalistes politiques on a des journalistes desk culture desk sport desk société desk environnement desk yu bëree bëri bu ñuy jàkkaarloo kenn koo xam ne wala ay chroniqueur koo xam ne dañ ko invité ñoom dañuy am même histoire dañuy am taxawaay ak xam-xam boo xam ne bu nekkee ne ki ñu jàkkaarloo mi ngi wax loo xam ne naka su dul noonu la même bu ñu comprendre li ci biir dans les grandes lignes dinañ xam raisonnement wu scientifique di nga xam loo xam ne mooy en science am na yoo xam ne ce sont des principes tey science amul autorité amul non Macky Sall moo ko wax wala ministère moo ko wax que non dañu war a informer non waroo leen xatal xel nit ñi non science lu mu am mooy recherche la ak contradiction quand je parle de contradiction mooy da ngay bind génne gars yi xool bind bu njëkk ba dañ par lettre la ñu def ay correspondance yu yàgg da ngay gis par exemple Niels Bohr ak Einstein ci affaire plus petit ak plus grand xam nga relativité générale xam nga ak théorie de Planck tu vois donc par lettre par correspondance lañ doon waxee mais léegi par revue la scientifique yoo xam ne mën nañ ko wax publier ci internet nit ki bind gars yi def donc c'est plus rapide mais c'est toujours dans la contradiction parce que moo def 1 plus 1 égale 2 après nga ne 1 plus 1 égale 3 mais il faut nga prouver ko boo ko prouvé wul après dañaa ne lii baaxul donc mënoo loo xam ne lu scientifique la yow en tant que journaliste wala en tant que chroniqueur nga ñëw ne non nit ñi waruñu ci wax non gis nga dañ commencé di comportementé nit ki mën nga science mën na la intéressé leneen mën na la intéressé mais dañ bëgg lay def ay ñoo xam ne ay xar lañ lii moo leen ngooñ dañuy lekk ñu ay lii leen non mën nga am une connaissance transversale télévision yi ngir yàlla wul leen journalistes yoo xam ne nii xam nañ au moins lu tuuti ci science on a vu mooy docteur xawma Samba xawma mu ñëw ci plateau Ngonal wax fa lu ne gàññ loo xam ne nii même bu nekk ne yow sax da nga jàng rek amoo sax des diplômes en médecine waaye boo ko déggee mu wax muy français muy ni muy waxee day def tout mais ba amoon journaliste boo xam ne nii loolu la def xam ko mais balaa mu koy jël waxtaanee moom dina xam ne kii war nañu ko exploser après qu'est-ce qu'il en est suivi parce que gars bi tellement il a l'habitude de le faire ba mu am fit dem si plateau télévision boo xam ne ñëpp a koy seetaan télé bu mag comme TFM
mu génn fa ba après li ko rattrapé ko parce que ñi ngi jàkkaar loolu ñuy wax ak moom amuñu xam-xam bi nga xam ne mën nañ ko poser question moom si li muy wax. bu nekkee nag effectivement yow da ngay def divertissement mën nga invité par exemple benn médecin mais ngeen wax ci divertissement mais waxoo leen ci médecine dugg ci loo xam ne nit dina fa mën a jaare loo xam ne mais dafay nekk lor pour askan bi boo nekkee chroniqueur wala nga nekk journaliste des fois da ngay gis ne scientifique bi dafay développé mais dañ koy couper parce que même ni fu mu war a daaneel sax duñu xam fu mu war a daaneel parce que xamuñu da ngay poser des questions après yow sax à la fin da ngay dem ba di wax ne non est-ce que lii du contradiction parce que xamuloo argumentaire boo xam ne nii ak contre argumentaire ak nu ñu koy defee donc loolu noonu dafa nekk loo xam ne dañ ci war a former ay xale ñu nekk science yu war a mën a gëstu war a def des fois benn problème par exemple comme problème bi kii defoon nu mu tuddati affaire mouche yooyu mais ab journaliste boo xam ne dafa xañ ci environnement mais ak science ñu dem bu defee dossier yi ñi koy seetaan danañ xam ne kii li mu wax même bu nekkee rek moom du biologiste bu mais xam na les grandes lignes journaliste sportif yi mënuñu football mais xam nañ histoire football xam nañ lan mooy excentré xam nañ lan mooy système 4-4-2 xam nañ lan mooy donc boo fa ñëwee yow naa la non système 4-1-4 dañ naan lan mooy 4-1-4 gisuñu ko xamuñu ko donc lii léegi lii lan mooy lii donc mënoo mën a corner mën nañ ko dóore ci centre bi parce que am nañ au moins loo xam ne base la pour ñoom ñu mën a jël nit recueillir si moom information jébbal ko askan wi nga xam ne ñoom seen xam-xam toll lañ foofu ñu segg ko ba dinañ ko mën a xam dinañ ci mën a am information yi leen soxla donc ñi nga xam ne ñooy responsable télévision yi di leen ñaan rek que ñu jël ñoo xam ne bu ñuy defati émission ci science nañu woo koo xam ne xelam màcc na au moins xam tuuti ci mathématique science physique biologie chimie électronique leneen ak leneen même bu ko mënul sax mais mu xam histoire jàng histoire électronique jàng histoire physique jàng histoire astronomie jàng histoire ba moom bu taxawee ku def dina ko mën a confronter donc bon je reçois des appels je sais pas pourquoi moom moo dagg kii bi donc bon bëgguma mu gudd donc maa ngi leen di nuyu ku si nekk si tur ak sant jërëjëf